Sébi Kotaan Diamniadio xibaar yi dikk njëla une heure jot asalaamaaleykum bopp xibaar yi bokk na ci lu soxal comité yi ñi nekk ci wàllum wér-gu-yaram district sanitaire ba nekk ca xombal jamono ji seen maire ba futtu la ñuy wàccee ci syndicaliste yi nekk foofee jàpp ne daal am na grève daanaka bu tagga témbe am ci seen biir tey fi mu nekk nii ay payeer yoo xam nag ñi ngi leen ko yoral toll na ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions jëm ci couverture maladie universelle loolee lépp ci boolu njàmbat ñu wàcce naqarlu ko ca mbedd ma wàllum njàng mekk njàngale mi épreuve facultative yu baccalauréat 2017 2018 jamono ji nag mën nañu jàpp ne ndongo ci suubu di ko def seen xel am na ci ak daal ñooñee nekk ci classe bu terminal sujet ya na mu dikkee kon ku nekk nam ko taamoo ci wuuteeg tànn ak i di yaama koli moo leen seeti woon coow ba tey am ci mbir mi nga xam nag moom moo di wàllum xale yi nekk fii ci Sodida liggéeykat yooyu nag daanaka liggéey yi ñu fay amal di ay travaux yi jëm ci wàllum SDE gàllankoor liggéey yenn ci ay ouvrier di ay mécaniciens jàpp ne daal buñ ci amoon yeneen i saafara dina tax seen liggéey gën a nekk jamono ji gàllankoor na leen lool. ci biir xibaar yi ci wàllum koor gi li ñuy wax reportage du Ramadan ci tëng géej ci Rufisque ñii di ay consommateur mag war nañoo def ndànk ci yenn xeeti ñam yeeg lekk yi ginnaaw ba yenn saa yi dañuy romb app ba di date de péremption bi loolee nag ki sunu ndaw ba ñu toogal ca tëng géej Maam Anta Diame moo ci def liggéey leneen ci ponk xibaar yi bu ci kanam nees gis ñu faram fàcce ko. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci yatle xibaar yi di njoole rek ñu dal ci ak jàmm waaye laata li ci nañ ko junjee ca bopp ba ñu doore kooku juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions yoo xamante ci ay milliards yoo xamante daal këru liggéeykaay bu ci mel ne GSE ak CDE ak it Eiffage Sénégal ñu ngi leen ko yoreel te nguur gi yoreel leen ko loolee nag yoo xam ne du kenn ku dul ki yore kaddu ko syndicat yi nga xam ne ñooy xeexal liggéeykat yi ci wàllum liggéey yi jëm ci nguur gi di travaux public xam ne nag jamono ji ci guuta ci jafe-jafe dëgg la ñuy jànkuwanteel bokk na ci li ko gën a indi mooy liggéey yoo xam ne nag ñi ngi tagga témbe di arrêt de chantier yeexu payoor yi waaye tamit bokk na ci dàq gi nga xam nag dafa mel ne mbàccum gerte yi loolu lépp nekk boolu njàmbat boo xam ne nag moo gën a indi jafe-jafe si liggéey mi wàllum BTP bi ki yore seen kàddu nag Mouhamadou Diallo demoon a seeti ko ñu teewlu ko. njàqare moom la tolluwaay si wàllum koppar si entreprise yi di yëngu si bâtiment di fësal jamono ji muy benn jokkalante si diggante nguur gi ak jàmbur yi boo xam ne li si tukkee xaaruñu ko woon. ndax dañoo tiit dañoo jàq parce que suñuy bërëbu liggéeykaay foo ci dem tey muy entreprise yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew mi employé beaucoup plus de travailleurs état bi li mu leen yoral ci xaalis dafa bëri lool. maanaam su ma xaymaa CSE Eiffage Sénégal CDE rek ñetti entreprises yooyu rek laay wax de plus de 75 milliards mooy juróom-ñaar fukki milliards ak juróom nguur gi yoral na ko entreprise yooyu. muy bor bi ñu fayul ba léegi waaye am na ay jeexital yu métti si nekk nit ñu ëpp ñeenti junni say liggéeykat. ba tax na ñoo ñëpp ay difficulté lañ ne am na si bërëbu liggéeykaay yoo xam ne ni tey mënatuñoo fayeeku lu mooy ay le 15 le 20. am na si ñoo xam ne liggéeykat yi def nañ leen chômage technique yooyu yëpp nekk ay tissus yoo xam ne ñun travailleurs yi ñoo koy jànkantool kon ñu ne nag ay la yéwén jot na ñu jóg. syndicat wu liggéeykat yi di yëngu si wàllum bâtiment ñoom ñu ngi artu di woo njiitu réew mi ngir mu saafara seen i jafe-jafe si lu gaaw. yaakaar naa Ageroute bu ko waxee li mu yoral bor bi APIX wax ko yaakaar naa dina xam ne danger bi ñuy wax ne mu ngi ci secteur bâtiment te bâtiment nag secteur bâtiment bu daanoo moom politique am doon na dand doy waar. liggéey yi nguur gi dëgmal jamono ji itamit am na si ay il la ñun siy gis li si bëri dafa taxaw jamono ji li koy firndeel sax moom mooy liggéey aajo si yeesalaat bi ni yeesalaat ñaay yi waaye tamit liggéey laa lekk ak programme Promoville sa Kaolack te di yooyu kese. Mouhamadou Diallo bawaguñ la ndax taataan nga yenn ci kàddoom mu leeral jëm nag ci yokkute gi ñu gis ci njëgum ciment bi loole nag mu jàpp ni yenn kër liggéeykaay mënul ndax xel nangu ñett ci ay entreprise doxal di yëngu ci wàllum ciment daal di jël dogal bu ni mel yokk ko te rek laata loolee amul tàggu wala diisoo wala yëg goo xamante ni jëriñ ji leen gàllo amal na ko muy ministre du commerce kii di secrétaire général bi nag jàpp ni nguur gi na jël ay responsabilités yu mat sënkam ci wàllu
mel kaddu yooyu nag yaa ko taataan Mouhamadou Diallo ñu teewlu ko. aussi ñoom ñoo toog fédéré seeni force ne ñun kat ñëpp a ngi tabax ñëpp a ngi nii président mu ngi tabax PDC PSC yëpp ciment la nañ yokk état bàyyi leen ñu yokk bu boobaa état bi moo faillir parce que yaakaar naa nag nit réew mi waruñu a nekk rek ku nekk da ngay jóg rek def lu la neex état moo war a réguler xool luy yoon ak lu dul yoon donc loolu kon man du ma si mën a avancer lu mooy comme ministre bi dina ko saytu xool ko ñu toog xaar ba seet pour waa nent di mu def. ginnaaw kàddu yi leerale bokk na ci tamit ab toogaanu ñaxtu boo xam nag ñu ngi ko amaloon ca buntu Institut Pasteur di ay liggéeykat loolee nag bokk na ci daanaka ñaxtu goo xam nag ñu ngi ko jëmale ci conseil d'administration bu ci ni nga xam nag daal seen payoor la nga xam nag ñoo ko liggéey ñaq ko moom ko ñu mu lew leen domb weer dee mënuñ leen ko jox loolee nag waral ñoom ñu toogaan ca buntu bu di fone seen naqar ngir seen koppare ñu yelloo ñu mën leen ko jébbal kii nga xam nag moo yore seen kaddu dénk na ko di rek wuyoo ci turu Khadim Dramé El Hadji Moussa Bey moo taataan ay kaddu. li ñuy ñaxtu mooy lan conseil de fondation dafa réunir au mois d'avril wax ne situation financière bi am ni Institut Pasteur il faut ñu ut ay solutions yoo xam ne solutions yi pour ñu équilibrer ko équilibrer mooy déficit bi. et pour cela ñoom ñu dégager ñaari axe yoo xam ne ñun on a un représentant là-bas bu ñu wax ñu ko mu ne nañ xool soit ñu xool salaire yi ñu wàññi ñu koy wàññee wala ñu xool naka la ñuy wàññee nit ñi. maa ngi wax ne représentant du ministère de la santé bi nga xam ne moom moo nekk fii au niveau du conseil di wax ak aussi représentant du ministère de la recherche scientifique bi nga xam ne moom mi ngi si conseil bi ak représentant du ministère des finances état du Sénégal ils sont représentés comme ça ñoo ngi laay waxal ma ne ak aussi yeneen membres du conseil yi nekk fii comme quoi que le personnel bi ngeen gis nii pare wuñ tey pour nangu idée xalaat laay wax xalaat buy jëm sas loolu balaa ñu koy sax appliqué xalaat ko sax nanguwuñ ko pour ñu laal seen i salaire wàññi seen li ñuy fayeeku wala ñuy wàññi ay ñenn si ñoom ñun fii lañ nekk xam nañu baax fa lañ mën a agir pour que mu dox est-ce que mbir yi sax commencé na di dox mais dafa mel ni dañoo bëggoon ut occasion bu ñu mën a wàññee suñuy avantage ak aussi dàq ñenn ñi parce que ba léegi ñu ngi recruter ay nit loolu moo fi nekk donc ñun xalaatuñu sax ay jéem a ay bàyyi wala nangam buñ persister ñun di ngeen xam li ñëw mais mënu ma ko wax pour le moment benn plan d'action lañ def fii lañ njëkkee après li ñëw après nañu xool nañ dañ koy tefee mais lépp dañ koy waxtaanee ci bureau syndical soog ko wax. ci wàllum wér-gu-yaram googee sax bokk na ci ñi nga xam nag ñoom ña nga ca kër docteur ga nekk ca xombal di comité bu ci liggéey ñoom nag seen boolu njàmbat dañ ko wàccee ca ñi leen di xeexal day syndicaliste ginnaaw ba ñu naqarlu daal grève ba nga xam ne ña nga ca tàggatémbe te jurul dara ci njaaxiñ juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions yoo xam nag ñu ngi leen ko yoral ci ay koppar rawatina ci wàllum couverture maladie universelle ak yeneen tax ñu wàccoon ca mbedd mu doon fësal seen naqar xëy na laata njeexantalu xibaar dañ ci dikk ak sunu naataango ba ñu toogal sa Kajoor di Daoud Thiandoum njàngale mi wax naa ko ci ndottali bokk na ci épreuve facultative yu baccalauréatum 2017-2018 jamono ji nag ndongo yi ca soobu ci classe bu terminal di waajal seen lijaasa bu njëkk ci njàng mi digg dóomu mi njàng mu kaw mi ñoom daal xam ne nañ lu jëm ci sujet yi leen jox am nañ ci xel mu dal bokk na ci la dëppook ni réew mi doxee di wàllum actualité ñoom nag ku nekk sa tànnif yaama koli lañ ci àndal. yenn ci élèves terminal yi def nañ seen épreuve facultative yi ci nu mu waree ndongo daara yi ñuy fekk ca lycée Blaise Diagne di xamle ne épreuve dessin yi lee jafewul benn yoon. sujet abordable na. 3 sujets la ñuy proposé benn bi ci sujet d'actualité ci affaire émergence beneen bi dañ ne pour ñu dessiner masque mais 3e bi je crois que moo gën a abordable mooy. ñoom ndongo daara yi di xamle seeni choix ci épreuve yi lee. 3e sujet bi laa choisir quoi. so moo gën a facile pour man quoi. dama gis ne tenue bi moo gënoon abordable parce que tenue chaque fois da nga koy gis quoi da ngay am inspiration pour mën a def dessin bu normal affaire yooyu noonu. te man premier sujet bi laa def parce que dafa yomb a def te mun ma dessiner déjà et puis moom laa jël quoi parce que dama bëgg Sénégal évoluer tamit. ñoom nag ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñooy correcteurs yi ñu def seen liggéey ci ni mu waree. bañ a def xàjj ak seen rax si dolli di ñaax ñi nga xam ne ñoo yor wàllu examen yi ñu jël seeni matuwaay ni mu waree ngir mucc ci njuut njàcc yi amoon ca examen yu atum 2017.
jamono boobee ndongo yi nga xam nag ñoom la nguur gi yóbbu sax Yamakoli ginnaaw bu ñu amee seen lijaasa bu njëkk ci daara yi daanaka ñuy duppee école privée ñoom nag fi mu nekk nii ginnaaw bañ leen appelé ñi nga xam nag ñoo jiite kuréelu daara yooyu ne nag nañu génn seen i classe ablay ginnaaw nguur ga fayu leen koppar yi ñu leen yoreel loolee metti leen ñu ne mënuñ ko wanaas suñu dem ba ca buntu mankaan jëriñ ji leen gàlloo toogaan ka fa di ko naqarlu mu mel ne nag jàpp nañ ne daal lii leen soxal mooy ñu dellu ci njàng mi ñu jàngal leen te it ñu waajal bu baax lii di l'examen yi tax daal secrétaire bu nga xam nag secrétaire général bu ministère bi dalal na leen di dalal seenum xel ci matuwaay yi nguur gi war a jël ngir loolee mucc ayib dañ caa nekk Ndeye Fatim Lo. FEPES dafa fas yéene dàkk bépp élève bu ñu orienté ci seeni école yi bu dee nguur gi fayu leen lu mu leen ameel ab bataaxal boo xam ne moo indi doxub ñaxtu bi le tey jii ndongo daara yi tiit nañ loolu ñuy ñaan nag nguur gi mu def li FEPES bëgg. mooy nañu fay institut privé ñun ñu dem jàngi génnuñ ci saal yi ñu nekkuñ ci mbedd mi mais FEPES fédération fi ñu nekk kuréel bi tënk école yi yëpp moom moo def benn conférence de presse semaine passée nee na bu leen état bi fayul dañuy dàkk étudiants yi. donc ñun loolu mënuñu toog bu baax ñu réviser. bokk na ci seeni ñaxtu ñu jox leen ab prise en charge médicale ak i tamit ñu taxal ba supp examen yi suñu sukkandikoo ci ndongo daara yi dañoo tardé bu baax ci programme bi. étudiants yi war a dem examen ci BTS bi amuñ xam-xam bi mun na tax ñu dem jànkonte examen bi ñu am ko. ñuy xaar pour ñu reporter examen bu report mënul am ñu xool lan lañu mën a alterner examen bi maanaam mu bañ a am ci juillet 2018 bi ndax étudiants yi parewuñu buñ ko demee defi tamit ñoom comme li nga mën a doon xanaa ko fi léegi ñoom bokk nañ li mën a tax étudiants yi échoué. seen woote mu mel ni kenn tànkam lu ko ndongo daara yi jot nañ waxtaan ak secrétaire général bu seen ministre muy dalal seen xel yi di leen naan 11 milliards yi nga xam ne nguur gi war na ko jox daara yu kawe yu privé yi dina ko fay lépp. def nañu requête bi au ministère de l'économie et des finances pour que ñu xool naka lañ koy dugalee ci LFR bi maanaam bu ñuy jubbanti budget bi pour xool naka la ñuy dugal ci wàllu ressource ak naka lañ koy répartir pour que ñu mën ci jël en charge xaalis boobu pour que ñu mën a libérer définitivement établissement privé yi donc loolu lañ leen wax aussi dalal seen xel que ñoo ngi ciy liggéey bu ñu leen gisee ak bu ñu leen gisul te ñoo ngi ciy waxtaan aussi ak seen i kilifa. jeudi bi ministre bi yor wàllu jàng bu kaw bi fas yéene na waxtaan ak waa FEPES ngir mën a xool nu ñuy def ba fay leen lépp li leen ameel rax si dolli dinañ jël seen matuwaay yépp ba ñu mën a fay bourse yi ñuy xarani nag li ni mel am ndongo daara yi ñoo ngi génn ci lël bi ak yaakaar ni que dinañ jàng ci ay conditions yu mucc ayib. ñi nekkul ci ay conditions du ñenn ñu di liggéey ci wàllum transfert d'argent ñoom ñi leen nag ci wàllum Orange Money dañoo mer ba futtu ñu nga toogaane woon ñaxtu ca buntu mankaan bu mag ba nekk fële ca Parcelles Assainies la ñu xamle mooy daal jot na it Sénégal yëpp woon ginnaaw Orange ndax amul njariñ la ñu xamle seen i kàddu ne nag wàllum note la ci colonisation ndax it lépp luñ ci daanaka wàññi ci koppar ma ngay fanaane réewum tugal ca France loolee nag Sénégal yi war cee bay seen waar ñu metti lu ko ba fu metti lu yam toogaane woon ko leen teewoon Pape Ousmane Cissé. fàtte leen Orange ngir ne ay arnaqueur dëgg lañu ñoo sax raw ñi nga xamante ne ñooy manque katu deret yi am ba Orange di ay xeetu slogan yu ñu mën a gis ci liggéeykat yi loolee di mandargaal seen xol bu jeex ngir taxawaay bi nga xamante ne ñoom ñi di waa Orange am nañu ko ci ñoom mu mel ni taxaw nañu temm ngir dakkal lu ni mel. dañoo nekk un partenaire ak Orange ñu toog benn jëmi jamono Orange wàññi suñuy commission réduire ko presque à zéro. tey wax ne service Orange yi na ngeen ko jox ginnaaw ngeen bàyyi ko pour le moment parce que amul benn sécurité Orange amul sécurité. kuréel bi ñu dippee ko RENAPTA taxaw tem ngir lànk ne duñu ànd ci plan bi nga xamante ne ñeel na mbirum commissionnement yi nga xamante ne ñi leen di liggéeyloo ñoo ko ci samp ñu jàpp ne lañ cee am daanaka néew na loolu maanaam duñu ci sax gagné dara. 5000 francs client bi ngi fay 350 Orange duñu ci jox 28 francs ngeen foog ni li des fan lay def fa France lay fanaani lii mooy la domination coloniale lii kiosque yi bu ngeen ko xoolee jàppale ni lii mooy statut Faidherbe li woo képp kuy sénégalais nag ngeen bàyyi Orange Money ndax président Khalil nee na dièse oublié Orange Money Orange moo nay jeex. seen wan ginnaaw Orange Money di wéy jàpp ni benn la ci combat yi mooy ni la ñu bëgg mooy société bi dellu ginnaaw ci taxawaay bi mu am ñeel plan bi ñeel commissionnement yi
ñuy fàttali rek ne Orange Money daanaka service la boo xamante ne mën nañ ko sax fekk ca France waaye daanaka ci ñetti réew ci Afrique rek lañ fa mën a yónnee xaalis. ma ngoog di waa Orange di defum yónneen ci xaalis doon dummuyu lii di Orange ci ni muy nootee askan wi ci koppar di ko yóbbu ca France. bokk na ci wàllum xibaar ba tey ci yaatal gi ni mu ko waxee woon ca bopp ci wàllum wér-gu-yaram ca foofee nga xam nag moom moo di xombal liggéeykat yi nekk ci comité de santé ba ca kërug docteur ga di district sanitaire ba dañu mer ba fuutu jëmale ko ci syndicaliste yi leen di xeexal jàpp na daal grève bu tagga témbe bu amul àpp amul njariñ waaye tamit bokk na ci ñàkk fay ko seen payoor day salaire yu tagga témbe lii di remboursement jëm ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions yoo xam ne nag ko yoreel lii di couverture maladie universelle ak yeneen ci boolub njàmbat loolu lépp war ñu wàcc ca mbedd ma fësal ko Daouda Thiandoum. ngir ŋàññi ñàkkub docteur gën a nemmeeku ci seen gox yeeg goxaat yi grève yi mel ni tulleeg màlle te syndicat yi boot ñiy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram ba daal di dëkkee ak ñàkk remboursement facture yi wante ñàkk fay juróom-ñaari weer yi nga xam ne dañ leen ko ameel ci seen salaire ci plan Cobra ak JICA njiitu comité de santé yi ak chef de village yi nekk ci arrondissement Thiénaba te bokk ci district sanitaire bu Xombol daal di na ni doxub ñaxtu ngir daal di nag mën a yëgalu seen i kàddu. ku ne xam na ne ñaari weer a ngi ni liggéeyuñu benn wala ñaari fan la ñuy liggéey ci semaine bi kooku yaakaar naa ne personnel bi yëpp xam ñu ngi ci souffrir muy comité santé yi parce que comité santé yi kenn ku ne xam na ne mbooloo mi mu yor bari na muy fonctionnement bi bari goo xam ne lii su continuer vraiment dina metti lool ci poste de santé yi kenn ku ne xam na ne état daf ñu waxan 0,5 ans yi nañ leen faj gratuite ñu jox leen factures yi ñoom ñu remboursé boo xoolee district sanitaire bu Xombol li mu yor yi ëpp na 75 millions loolu tamit ñu ngi koy réclamer à l'état que mu versé cotisation yi parce que poste de santé yi soxla nañ ko ci la ñuy fay seen personnel jotuñu benn subvention boo xam ne depuis 3 ans budget de santé jot na ko pour mën a fay structures sanitaires yi nga xam ne ñoom lañ doon liggéey rien que pour le centre de santé de Xombol ëpp na 3 millions et quelques yoo xam ne mutuelle de santé yi ameel nañ ko te loolu tamit monsieur le président loolu monsieur le sous-préfet loolu mënta wëy ci doxu ñaxtu boobu nga xam ne dafa ànd ak ndogal ñun nag ci ràññeeku nag taxawaayu alkaati yi ñoom président comité de santé yooyu ak chef de village yi daal di nañu jébbal bataaxalub njàmbat sous-préfet Thiénaba mu daal di leen xamal ne fa ni koy yaakaare dina ko fa daal di yeggale. problème yi ngeen fi wax yëpp li ma ci jàpp mooy yi ci gën a am solo gouvernement bi ñu ngi ci liggéey bu baax problème mu agence couverture maladie universelle remboursement yi yooyu yëpp incha allah dinañ ko jottali ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jot. dawalkat ambulance yi kenn demul ñu des ndax nee nañ ca léegi tey te ànd bu baax a baax ci plan d'action boobu ba tax na nag daal dinañ ci dawal seen i njooy jëmale ci yitte yi nga xam ne am nañ ko ci matériel roulant médicalisé mu doon nag seen i soxla. addu ci wàllum yoon bokk na ci nag ki ñu fi ràññe woon di li di magistrat bi di Alioune Ndao moom moomee nag jamono ji la mu xam ne mooy wëlbati na page bu wàllum nag CREI yi di barab boobee ñu doon atte ñi ñuy toppee lubal ci àlal ju lewut mu mel ne nag la mu xam mooy dumuyu na boobu lépp bërëbu àttukaay mu xam le ko ci ba ñuy defal ab waat jëm ci ñoo xam nag ñoom la ñuy duppee ay juge consulaire waaye bokk na ci dossier Khalifa Ababacar Sall ba ak mbirum lii di indépendance de la justice loolu lépp am na ay kàddu yu leer yoo xam ne dénk na ko sunu naataango ñu teewlu ko. man attekat laa woon balaa ma dem CREI. bi ma nekkee CREI attekat laa woon ba ma fa jógee attekat laa ba léegi. mais kenn waxatu si dara de. waaw loolu nag moom li ma lay ñaan rek mooy da ngay laaj ñi nga fa ne. lu tax ñu ci wax ba tey. waaye man moom génne naa fa wane naa ginnaaw loolu moom loolu bokkatul sama perspective de carrière. man jàpp naa ne dossier la rek. muy dossier bu mag wala dossier bu ndaw lépp mu ngi dépendre ci ni ñu ko traité. jàpp ma ne man dossier Khalifa Sall bi am na une célérité excessive bu ci am maanaam gabantu bu ci am pour àtte ko ci li ñuy wax ne ci norme yi la nekk man jàpp naa ne ci temps bi ñu ko àttee ci norme yi la nekk man daal loolu laa jàpp. coowal yoon moomu boppam nag. waaw koy wax di ko tudd. waaw man de dama jàpp ne man daal su ma jëlee dossier di ko traité danaa ko teg ci yoon. moo jàpp ne man dañ ma instrumentalisé am na yeneen collègues yoo xam ne su ngeen loolu laajee léegi lañ leen wax mooy man kenn instrumentalisé maintenant xëy na am na ñu am
ñoo xam ne instrumentalisé la mais loolu ñoom da ngeen leen laaj ñoom ndax nañ lan leen instrumentalisé ak nu ñuy doxee waaw man daal jàpp naa ne man su ma joxee dossier moom dinaa ko traité dinaa ko teg ci yoon. ba tey bokk na ci moom sax kàddu yooyu mi ngi ko yëkkatee ci bi nga xam nag ci lañ doon taxawal juróom-ñaari àttekat yi nga xam nag ñoo nekk ci bërëb bi ñuy àtte lépp lu soxal wàllum njënd ak njaay ci jafe-jafe bu ci am di cour d'appel bu Dakar foofee sa kanamu nag mbir moomee lañ ko doon am ñoo xamante nag juróom-ñaar lañ ci ay magistrat yu nara nag yu doon waat ngir liggéey boobee ñu leen dénk ñu mën koo defal ci anam bu jaax yoon lépp tënku ci wàllum yoon di respect de la loi loolee nag mi nga amoon ci teewab sunu ndaw ba nga xam nag moom lañ fa yabaloon di El Hadji Moussa Bey ba tey ci xibaar bokk na ci wàllum coow wala bokk li nga xam nag indi na njàqare ci liggéeykat yi nekk ci SODIDA am ay liggéey yu ñuy amal foofee bi maanaam ay travaux waa SDE di ko fa amal ngir jëm ci ak daanaka tuyau wala bokk lu ñuy liggéey foofee ci canal mu mel ne nag la ñu xamle mooy fi mu nekk nii daal bëgg nañ ñu indi ci saafara ndax nañ koy liggéey taxul benn yoon mu indi ak tan ci seen nekkin ñoom ouvrier yi nekk foofee Ajara Ndiaye la ñu dénk lu ni mel. travaux SDE yi am fii ci SODIDA bi loolee nag mi ngi yàqal ouvrier yi nga xam ne ñooy liggéey file ñu bëral seen kàddu ni kilifa yi nag xamuñu ni mbir mi le arrangé wu leen benn yoon. ñun suñu sañoon tey ñu ubbi fii parce que bu ñu ubbiwul fii am na ay clients yoo xam ne du ñu am accès pour ñëw fii te loolu noonu daf ñuy handicapé travaux yi bien vrai que dañ koy defar pour askan wi waaye tamit ñun ñu ubbi woon ko moo ñuy gënal baarewuñ ko te tamit suñ ko ubbee ñun dañuy delluwaat suñ place fi ñu nekkoon la ñuy nekkaat rek parce que loolu moo ñuy gënal quoi sinon suñ defee lii après xam nga mairie bi mbala ñeneen dañuy ñëw dal suñ kaw te ñun duñ def loolu ñun dañuy defar. ñoom nag fas yéene nañu dellu ci seen place yi bàyyi tali bi bu liggéey bi yembe. situation bi ni mu demee la rek parce que xam nga lii moom arrangé wul ñi fiy jaar société yi fii xam nga dañu bëri mais nag xam nga baara télé bi arrangé wu leen. arrangé wu leen ñun ñii c'est que ñu bëri dañu naan dañuy arrangé mais arrangé wuñu parce que débordement xam nga coow li fii arrangé wuñu te ñi fiy coow yëpp boo gisee ñun ñëpp xamante noonu. xaluñ kenn duñ yàqal kenn buñ kenn yàqal. non non instant histoire yaa ngi jàll mais oto moo mënul jàll mais lii bu dañee oto yi delluwaat. oto yu bari yi ngay gis ci tali bi yëpp du ñun ñoo ko fi teg loolee di kàddu ouvrier bi li. am oto yi dañuy ñëw xam nga indi seen oto yi fii nii xam nga. bàyyi ko fa di wax na dañuy dem lijjanti ji duñ lijjanti di la ko fi indil di la fi indil ba mujj après oto bi day mujjee nekk évap mooy waral oto yi di fi bëri nii xam nga bu ko defee ñu ne ouvrier bi moom moo fi gaare oto yi or que nekkul ouvrier yi ñi ñuy indil oto yi ñoo koy def mais léegi jël nañ ci matuwaay boo xam ne léegi ku ñuy indil oto boo indil xaar dañ lay wax ne takk ko yóbbu bëri na gars yi fi nekk nii yëpp boo fi indee oto boo indil luy koy liggéey dañ lay wax ne yóbbul sa oto nga ñibbi. ay bés a ngi ni meeru HLM bi di wax ci li nga xam ne moo di occupation anarchique bi nga xam ne am na ci SODIDA bi li jëm nañ ko nag woo ngir mu àddu ci mbir mi waaye antuwul ñoom ouvrier yi nag artu ni mbir mi amuñu ci benn responsabilité tey ñaan sax liggéey bi gaaw pare ndax ñu mën a dellu ci seen place yi. bokk na ci liggéey yoo xamante ni war nañ ko amal ci Sénégal fexe ba plastique yi ñi doon coow mu gën fee jeex loole nag ñi nga xam ne ñoo koy xeexal di Sénégal propre jàpp nañ ni tagg na témbe nguur gi war na cee indi saafara ak jëwriñ ji leen gàllo ndax loi d'application décret boobee ba tey dafa tagg témbe te ñii di këru liggéeyukaay yi ba tey ñi ngi gën di indi gàllankoor ci nekk nu askan wi bi maanaam tookee bi ñuy def ci lii di environnement bi di sunu alam ñu teewlu ko yore kàddu ko Sénégal propre wala boog président bi Modou Fall lay wuyoo. discours bii la ko industrie plastique yi waxoon bi mu fi jógee Mor Ngom ñëw fi même discours boobu la ko industrie plastique yi waxoon bi fi Mor Ngom jógee Abdoulaye Baldé bi mu ñëwee même discours boobu la ko industrie plastique yi jox dañu bëgg nag le ministre bi Mame Thierno Dieng mu xam ne sunu environnement bi du environnement bu ñuy fowee environnement la boo xamante ni vraiment dañ koo war a sàmm dañ ko war a fonk ndax xale yi yaakaaru réew mi ëllëg ci lañ bokk te dañu war a ñëw donc bu fekkente ne ni ñoom dañu dëkk di defar plastique fexe ba gouvernement bi yombalal leen mbir mi amul benn commerçant boo xamante ne ni am nga fitu dem bitim réew di fa jëlee ji plastique ba pare industrie bi nekk ci biir réew mi di continuer di defar plastique ba pare taxaw lànk ne du recycler plastique donc kooku ñun population bi ñooy jóg faire face ak moom te incha allah ci lu diir bu gàtt liñ koy may du yàgg dina arrêté defar plastique wala ñun population bi ñun jeunesse bi ñun organisation yi nga xamante ni ñun ñoo fi teew ñëpp dinañ wane suñu force dinañ ko wan ne ko réew mi suñu réew la sa intérêt moo la fi bàyyi boo amee xaalis da ngay dem sa yoon
chaque jour boo duggee ci hôpital yi yaa ngi fekk nit ñi ngi amee feebaru cancer tëdd ci mbedd hôpital yi te mus sa yëkkati benn dimbal jëmale ko ci hôpital yi. moo ngoo ko bokk na ci leneen lu soxol xibaar yi ki nga xam nag mooy di directeur général bu office national bu ñu dénk wàllum cet gi ci xew bu Sénégal ñoom nag daanaka ñu nga woon ci dëkk bu sell ba Touba Mbacké démb ngir nag daal di foofee def li nga xam nag moom moo di daal di saytu liggéey fa war a amal ngir xool ba li nga xam te moo di ndox yu bon ya ñu mën koo fexe jëlee foofee ci dëkk bu sell ba ngir waajal lii di nawet bi dëgmal si tax lu toll ci 20 ci ay milliards mooy koppar yi nga xamante ni sëb nañ ko ca foofee ca dëkk bu sell ba nga xamante ni fexe ba rek lii di nekk ñu askan wi gën a mën a ñoŋ teewlu daanaka kii di sunu ndaw El Hadj Modou Gueye moom lañ fa yabaloon xabaar yi amoon ngeen ko démb ci ngoon ñu woyandi ba tey ci leneen ci xibaar bokk na ci li nga xamante moo di weeru koor niñ ko waxee sànq ci bopp bi ca tëng géej foofee nga xam nag moom moo di Rufisque ñii di consommateurs yi war nañoo saytu bu baax li nga xam nag moom moo di seeni lekkin loolee bokk na ci la ñu jàpp ne am na ci xeetu ñam yoo xam nag day romb app ba di date de péremption bi kii nag di Mame Ante Diamé defal nañ ci liggéey bu am solo. ci marché yi nekk fii ci Tëngéej boo fa demee code yu périmé yi ñu ngi di fa xuus ñaan ñii di ay jëndkat ñu fekk leen ca marché central bu Tëngéej di ñu dénk kàddu yi. lii première erreur baa ngi nii ndax jënd naa ko su dul woon yéen du ma xool du ma xam dara du ma ko xool ndax lii moom erreur la moom erreur bu mag mënul weesu lii. parce que jënd produit te xooloo date bi xooloo dara fii ñu ma fekk ma toog fii laa toog ñu jaay ma rek ma jënd ko. da ngay ndogu ci àll xam nga temps da ngay daanu rek da ngay daw daanu rek loo fa rek lekk dëkk bi moo métti soo gisee nga loo xam ne dafa dëkk bu métti bi soo ko gisee ñu jaay la ko juróom dërëm wala fukk dërëm da nga koy jënd de. commerçant yi di jaay li ni mel bëri pexe loolu ngir mucc ci agent service d'hygiène yi nga xam ne dañuy faral di def ay saytu ci wàllu woowee. Korité bi ñu bëri. ou aussi ci biir Ramadan bi dañu xam ne ñu bëri ñu xam ne jànguñu gisuñu dañuy consommer loo xam ne date bi xamuñu moo tax ñun aussi ce matin ma gars yi ñu wàcc sur le terrain vérifier surtout grand magasin yu mag yi ñu vérifier parce que à partir de ces magasins ci la détaillant di ravitaillé wu pour dem écouler produit bi ci biir askan bi moo tax nag dañuy bati tey dugg ci biir marché bi xool fii grossiste nekk yëpp ñu xool li ñu jàpp nag mën nañu wax ne li ci gën a bari mooy boisson bi ak meew bi. ci jamonoy koor gi produit yu nekk ñi ngi koy jaay ci njëkk lu yomb ca marché central bu Tëngéej waaye nag waa service d'hygiène di sàkku rek ci askan wi ñu bàyyi xel bu baax ci li ñuy jënd ngir di ko dundee ak ñoom ak seeni njaboot. jërëjëf Mawante bokk na ci niki tey ji nga xam nag moom la ñuy màggal guddi laylatul xadr fële ci Masalikul Jinaan barab boobee nga xam nag ki nga xam nag moom moo di ñu nekk fa di ko saytu bokk na ci jëwrin ki nga xam nag moo di jëwrin Serigne Modou Mbaye Samb daal dinay dellu si bu baax ci waajtaay wooyu ak xasida yu am solo yeeg téere alxuraanu sunu borom bi Mawlana tabaraka taala ba ñu fa war a wàcc loole lépp ngir nag màggal guddi gu am solo gi ñu jàpp ne guddi la goo xamante ni moo gën ci mboolem guddi yi nga xam nag moo am nekk lu am solo ñu koy waajal télévision DTV di ko waajal mbokk yi ñu ak si yéen ci njabaxtal xibaar yi ponk bu mujj li ci yëglekaay yi ak Serigne Modou Mbacké Niang. luy naaw say dongo di wadd fa nga jëm soriwul Macky Sall ngi dem waaye fu mu jëme Sénégal moo jaaxal askan wi juróom benn at boobaak léegi Macky teg plan Sénégal émergent ba léegi mbir mi demul dikkul du samay kàddu ubbil enquête fekk ca bori Macky Sall yi yëglekaay bi ne bank leen seen baaraam Macky Sall ak nguuram ameel na lu ëpp 15 milliards université privée yu Sénégal yi ameel Ecobank 20 milliards francs CFA ñu yaakaar ne ci lay yem Macky Sall ak nguuram ameel na 75 milliards CSE CDE ak Eiffage ci am na lu des yëglekaay bi ni lii moo tax Macky ak nguuram jànnaxe yokk ciment bi ak fer bi ngir comp ci poosu askan wi dëgg rek mooy dëgg lu nekkul dëgg ay caaxaan la nanu ko wax ca dee Mamadou Lamine Louma ngi bëgg a am dëgg ci kaw Macky Sall ak nguuram bërki démb la xëy fii ni dañoo am problème u xaalis Birima Mangara xëy weddi ko Vox Pop ni syndicat wu BTP xëy dëggal wax ju ni mel ndax ñoo xëy démb fii wili pande nguurug Macky Sall gi sulli seeni mbóot entreprise u bâtiment yi ni dañoo sonn dañoo tay amatuñu xaalis mënuñu
mënuñoo fay seeni ouvrier bi matériel waxi noppi ca loolu du kenn ku may état bu Sénégal ndax moo sàmmul ay engagement ay weer mi ngi nii Macky ci boppam joxu leen benn dërëm trésor nee na amul xaalis yëglekaay bi ni réew mu taxaw laa gis ak chantier yu taxaw lépp ndax ñàkkum koppar lii mooy plan Sénégal émergent émerger wala énervé la énervé sénégalais yi bi mooy loi parrainage bi laas ni comité ad hoc ba jóg na Seydou Nourou Ba ak équipe am ña nga ca réewum Pologne parrainage ba ca Pologne la ñu bëgg a tibb indi Sénégal turbine moom ni Sénégal coow li bari na am gaz indi pétrole baa ngi lëmbe réew mi yëglekaay bi ni donte Macky woote na waxtaan jëm ci wàllu guni mel ba léegi mbir mi sotteegul opposition bi nee ñu duñu ko nangu tey ëllëg waxi noppi Macky dafa dem ba taga témbe xamatul fu muy jëm signé ay contrat yu bon dem ba xam ni ëpp na ko doole muy woote waxtaan opposition bi ni Macky moo ko sombi na ko naan que sombi lu mënta naan mang ca l'Observateur ubbil yéene kaay bi fekk ca xarjata ba potub cuuraay dong buy jar 1250 francs moo tax xarjata ba jàpp benn maire bu am 72 ans duma ko ba damm ñaari loxo ya mbir yaa nga xewe Daara Jolof dayna waar jërëjëf Serigne Modou Mbacké ci nafra gi yëgle kaay yooyu jaajëfal waa rési ci njàppandal gi ba mën a yemb yéen naka noone ci jaajëfal leen ci topp geeg teewlu gi woy leen di sax di ñu topp 19 20 yeneen jotaay rédaction bi teew fi ci kàllaame Kocc ak tubaab lu ko moytu jiitu ko ñu ñeen yàlla suñu borom li ñu boole moom di moom te kenn du moom tey borom ni lépp ak ñëpp ak fépp fu mu wasaare jàmm jàmmaara dafa taxaw jàmm sax ak Sénégal ak li ko wër ñu yendook jàmm ak koor ak jàmm ak salaam